ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا tey ñu xëyee naqar ñu xëyee tiis Sidy Lamine Niass dëddu lan mooy seede bi nga mën a seede ci moom. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi di nuyu képp kuy jullit ak képp kuy lislaam man nag sama bërëbu liggéeykaay laa jógee dëgg naqar bi ñu bokk ak Sénégal naqar bi nga xam ne moom la Sénégal am ak naqar bi nga xam ne tiis la ku dal Sénégal dalul sax lu dul ndaw ñi moom ndaw ñi la doon gën a waxal ndaw ñi la doon gën a soññ ndaw ñi la doon gën a défendre kon yaakaar naa ne képp koo xam ne ndaw nga yaakaar naa kenn du la jiitu si bésam bi parce que wax Sidy dara yaakaar naa ne man mënumaa wax lépp lu dul wax lépp loo xam ne moo ñu soxal mooy ñaanal ko parce que royukaay la boo xam ne kenn xamul fan lañ koy jëleeti moo xam fii la moo xam ëllëg la man de wax dëgg yàlla sama gis-gis ak sama yaakaar ñaanal ko rek laa mën ñaanal ko dong laa mën te gëm naa ne fa mu jëm wallaahi ndam rek la fay am te ndam la fay fekk incha allah te ndam lañ ko fay ñaan incha allah yaakaar naa ne fii mu nekkoon ndam la incha allah. bette na waaye bu borom bi soxlaa ñëppay ñàkk. waaw loolu moom képp kuy julli war nga kaa xam képp kuy jullit war nga kaa xam ndax fii ñu nekk bu rafet rek lañ fi nekkee mais suñu borom du soxlaa ñëppay ñàkk rawatina kii nga xam ne moom lay am rawatina kii nga xam ne moom la réew mi am te réew mi moo ñàkk de ak ndaw ñi ñoo ñàkk parce que moo doon défendre ndaw ñi moo doon dimbale ndaw ñi moo doon orienté ndaw ñi kon yaakaar naa ne ndaw ñi ñoo ñàkk parce que ëllëg ndaw ñi la jeunesse ndaw ñi la kon ndaw ñi la doon wax ndaw ñi la doon orienté kon tey ndaw ñi ñoo am naqar kon ndaw ñi tey fu mu toll nii ñaan rek lañ ko mën a yal na ko yàlla xare àjjana ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. ñun ñu ngi bàyyi ko Parcelles Assainies unité 7 foo lañ jiyee ko mais bañ yeewoo si suba lañ yëg ne Sidy Lamine dem na quoi maanaam bañ ko yëg ñun daf ñu fekk ñu ndékki mais ki ñu ko wax sax daf ñu njëkk wax ne Sidy Lamine dafa feebar xam na ne man taalibe Sidy Lamine la après comme ñu ko waxee ma ne ko loolu kañ la feebar quoi mu ne ma temps yi la dégg ñu dafa feebar si daa ndégg ba pare mu ne ma Sidy Lamine dafa gaañu quoi si daa toog tuuti taxal sama connexion gis message di ñëw nekk na nit koo xam ne nitu diine la nitu dëgg la lu ma gën a neex si moom mooy nitu dëgg la woon quoi moom fu mu gisoon dëgg rek da koy wax te lu ma gën a frappé si moom maanaam muy Arafat bisu aj màkk bu jaral Arafat ba nga xamal ni Sidy Lamine bisu Arafat jot na maanaam su waxee rek da ngay yow mu nekk Sénégal da ngay mel ni yow yaa ngi Arafat foofu dekkoon na nit koo xam ne daal li xam si moom bëri na lool di ko ñaanal yàlla rek yàlla yërëm ko
xaaree ko àjjana si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. am nañ tiis trop si bisu tay bi quoi. tey bi nga yëgee tiis bi si Lamine Niass dëddu nan la def. bettel la am trop somba di ngaan ma ko wax ñàkk na lu bëri surtout dina tële ko soxna Mati Yàlla am na mbetteel xanaa ñu wéy di ko ñaanal yàlla ko yàlla yóbbu si waaju yi gën a koyee te yéexee ñu man daal fi mu toll nii mën maa wax dama mbetteel trop. lan nga gën a jàpp ci moom ci ay ndénkaaneem ay njàngaleem. gëm-gëm loolu laa ko tegoon gëm-gëm dëggu bëgg diine ji ngir soxna Mati Yàlla saa yoo ko ñaan jëm si rek mu si danse ko gëm kii bi réew mi bëgg réew mi waaw bëgg tariix si loolu daal moom laa gënoon a marqué si moom am naa loolu métti tey waaw am na loolu métti bis ni ki tey. waaw kon di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di jaale Sénégal yëpp li ñu bokk muy Alaaji Sidy Lamine Niass nekkoon patriote ci Sénégal nekkoon nit koo xam ne nitu dëgg la Sénégal yëpp seedeel nañ ko lii la doon xeex démocratie xam ne kenn gu mag tey daanu na ci lislaam ñëpp ñu nekk ci réew mi ñëpp ñoo ko ameel njukkal tey Sénégal yëpp naa wax am na naqar mboolem yi nga gis ñëpp bu ñu déggee xibaar bi lañ daw ñëw fii ni song kër gi mu nekk naqar boo xam ne nag kenn xam luñ toll yàlla rek moo ko mën a teggil ñu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaa'ika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulaa'ika humul muhtadoon di ko jaale mboolem journaliste yëpp kër gi ku nekk xam ne ne kër gi école la ku nekk jaar na fi benn kër ci tasu xibaar Sénégal mënoo ko wax te génneewul fii kër boo dem nag am na ko génnee fii jaar si na foofu te Lamine Niass daal wax dëgg yàlla li ñu dal tey ñun jullit ñëpp métti nañu lool suñu xol yi koo gis mënoo téye sa rongañ ñu ngi daanu sa dënn ndax taxawaay bi mu taxawoon si réew mi rek nekkoon patriote nekkoon kuy xeexal lislaam nekkoon kuy xeexal dëgg ku laal diine laal nga Sidy Lamine Niass ku noot askanam laal nga Sidy Lamine Niass mu nekkoon koo xam ne suñu doon wax fii ci fii ba suba ñu jeexal ci moom ndax mbaax gi nekkoon ci moom mu nekkoon ab sëriñ boo xam ne bu ko neexoon tey day tëdd fële ñi di ko jox addiya waaye nee na day ñëw taxawal lu mel ni di dundee ñaqam di wax dëgg waaw Sidy Lamine Niass daal yàlla moo ko fu jëlee nga ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yàlla nañu yàlla may xol buñ ko mu ñëwee yàlla andi lu ñeneen ñu mel ni Sidy Lamine ci barkeb Seydina Muhammad. mais tey ñun duñu am lu ñu naqari lu ñu bett mais nag duñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nitu yàlla du sonn nitu yàlla dëgg du sonn lii rek leçon la ñun ñëpp mën nañ ci jàngat man Sidy xaw ma ko woon nii télé rek laa ko daan gis wala ci journal mais yàlla def dama ko bëggoon fajar gone dama koy déglu moo tax bi ma dégloo léegi ci tës dama tëb laajal ñi fi ne dama daw si ñëw dugg si biir laaj leen ñu ne ma am na maa ngi leen man chaque fajar dama koy déglu ñu ne ma bande bi lañ doon teg nit ku baax ku jullite ku modeste ku yaatu ku yaatale ku dimbali ñëpp ay xale yu ndaw demaguñu fenn nga jël leen di leen woon Rasulullaay fa la baax yem waaw jël alalam tasaare ko yemale ñëpp daal wax dëgg yàlla yemale ñëpp Sidy Lamine daal duñ koy ñaanal yàlla na dajeeg yërmande suñu borom ni mu yaatale ci àddina yal na yàlla yaatale noonu fa mu jëm yal na ko yàlla yërëm mu dajeeg Rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam maamam ñëpp am lu leen naxari ñëpp am lu leen nit ku modeste Sidy doo gis mu chauffeur dawalal ko man fii laa dëkk si koñ bi mais tout le temps wóor na yàlla mooy dawalal boppam romba dem nit ku modeste ku oyof kooku nag nitu yàlla du am sukuraat macha allah yàlla na dajeeg njëggal suñu borom waaw ñëpp am tey lu leen naxari daal macha allah li mu fi des nag yàlla na ci yàlla teg ndey jooram. tur bi. David Gaye. tey bi nga yëgee tiis bi lan la def. metti ci ba si directement Walfadjri vraiment di tiis bu metti ci Sénégal yëpp ci monde média bi ci monde culturel bi monde religieuse bi monde politique bi ci lépp quoi Sénégal yëpp am mettit donc journalistes yëpp ñëw nañu tamit sénégalais yi ñoom ñëpp ñu ngi ci buntu Walfadjri donc di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy dellu donc moom bay na waaram ci côté média ci côté politique ci côté culturel yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko si gën ndigaale ay fameem ay doomam soxnaam di ko si gën ndigaale waa kër Medina Baye Niass di ko si gën ndigaale kilifa diine yëpp ak jullit yëpp catholique yi sénégalais yëpp Afrique ak monde bi
lan nga mën a jàpp ci ki nga xam ne moo di Sidy Lamine Niass wala lan lañ ci mën a jàpp ñëpp Sénégalais yeeg àddina bi yëpp. Sidy Lamine Niass man ba ma nekkee Italie Diine ak Jamono moo ko Oustaz Assane Diouf dañ ma daan jox benn numéro rouge boobu Walf TV amul woon Walfadjri rajo mu amoon may participer quand j'étais en Italie Espagne donc ma gis ne c'est un bon patriote ku bëggoon réewam la ku bëggoon diineem la ku bëggoon tarixam la ku bëggoon doomu aadama la donc mi royukaay Walfadjri télé référence la donc vraiment yal na am continuité doomam yi ak ñi nekk Walf ñu garder flambeau bi ba mu nekk lii woy daal waaw Sidy Lamine Niass di ko jaalee waa këram di ko jaalee famille journaliste yëpp di ko jaalee waa Walf wante di ko jaalee Sénégal ndax ki mu doonoon di ko jaalee Afrique di ko jaalee àdduna bi yëpp boo gisee ñu jël firnde yooyu benn bu ñu nee àdduna parce que il a été un homme d'une dimension incommensurable dans le monde à travers son métier de journaliste mais aussi ci biir diine bi taxawaay bi mu fi amoon fii Sénégal it ñu gis li jëm ci mbirum démocratie l'histoire du Sénégal taxawaay bi mu fi am wax dëgg yàlla bokkul ñi suuxal démocratie ñu dem ci presse it ñu koy taftalee Walf jóg na ci fajar parce que Walf le groupe Walf duñ ko nettali kenn fa mu jaar yëpp donc boo seetee taxawaay yooyu yëpp ci biir Sénégal ci presse bi ci àdduna bi ci diine gi Sidy Lamine Niass nekk nit koo xamante wax dëgg yàlla la mu doonoon ci société communauté mondiale bi kenn du ko naatable ci ay taxawaay ay bànqaas yoo xam ne bokk na ci li suuxat àdduna bi ci fànn yëpp donc man di jiitu COS M23 Abdourahmane Sow bi ma ko yëgee Walf nekk kër goo xam ne dañ ko miin trop ñu yàgg fi génn bërki démb rek ñi ngi fi woon ci benn émission Diine ak Jamono yaakaar naa ne ci ñu war a jiitu fii lañ bokk pour ñëw tatagal ko ñaanal ko wax dëgg yàlla suñu borom jéggal ko ay njumteem ak ay manquement am nañ yaakaar ci taxawaayam ci nekk gi mu nekkoon nitu diine jaale ko ak wax dëgg yàlla waa këram yi di waa Walf di li bokk ak ñoom naqar bi ak métit bi wante it di sant suñu borom parce que ñun ñëpp ay jaam lañ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp bakkan bu mës dund rek di nga mës dee koo mënti doon dégg gën di mindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo fa jaar gisuñu kenn ci àdduna bi koo xamante ni doo fa jaar wante nag lu metti na parce que bu doon suñu sago mu nekk feek ñun ba ca kanam a kanam dem ba di ko weer wax dëgg yàlla ndax ay taxawaayam ak njëriñ bi mu amoon ci askan bi. donc na waaye bu borom bi soxlaa jàmm day ñàkk tamit nit ñi lan lañ ñu war a waxaat nit ñëpp ñu delloo seen xel ci yàlla. waaw alhamdulilah wa shukrillah wa salaatu wa salaamun ala ashafil Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay jullit lañ ay croyant lañ ci diine yëpp dee la ñu njëkk a bind ko dund loolu ñu jàngal ci diine gi te dina dugg ci kër yëpp ñu ko fi ëpp daraja dem nañ moom mii fa mu tëdd tey boo ko yeewoon dafa naan lii du dara metti na nag mais du ñu naqari parce que ay jaam lañu moomuñu suñu bopp dafa am ku ñu mooy ku yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu soxlaa rek ñun ñëpp a ñàkk donte ñun soxla woon nañ ko fi lool ci jamono yii surtout ñu nekk ci mbirum démocratie bi presse beeg wax dëgg yàlla fi yëpp yaakaaru nañ ne dinañ gunganteeg moom ba ci kanam wante nag amuñu sañ-sañ ñun ay jaam lañu yegg nañu suuf suñ jootal suñu borom sant ko di ko ñaanal suñu borom yërmandeem jiitu ko ci bàmmeelam mu xaare ko ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. C'est beaucoup de choses à la fois. Sidy Lamine Niass, je peux dire que le Sénégal vient de perdre un grand homme. Sidy Lamine Niass était un homme multidimensionnel. Et il avait l'intelligence également des situations. Sidy Lamine Niass, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan religieux, comme peut-être sur le plan assez particulier, c'est-à-dire de la tariqa tidjane ou de la Tidjania. Vous n'êtes pas sans savoir que Sidy Lamine Niass est le fils d'un grand érudit, dans la personne de Mame Khalifa Niass, fils de Mame Abdoulaye Niass. Si vous voulez, Mame Abdoulaye Niass, frère de Cheikh al-Islam et Hadji Ibrahima Niass. Donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Quand je dis sur le plan du travail, c'est quelqu'un quand même qui m'a donné beaucoup de courage. Aujourd'hui, si la presse aujourd'hui en est arrivée à ce point, c'est en grande partie à cause de Sidy Lamine Niass. Il nous a fait aimer ce métier, il nous a donné le courage qu'il faut et il nous a montré la voie. Bon, j'ai jamais travaillé quand même au sein du groupe Walfadjri, mais j'ai travaillé avec des personnes qui étaient au sein du groupe Walfadjri. Et donc j'ai pu bénéficier de l'expérience de Sidy Lamine Niass à travers d'autres personnes. Donc j'ai travaillé avec Souleymane Niang, qui était là. J'ai un peu travaillé plus ou moins avec Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop. J'ai travaillé avec Mamles Camara qui était là. Les Mbaye Sidi Mbaye, les Babacar Fall, enfin bref, la liste n'est pas exhaustive.
J'ai travaillé avec tout ce beau monde qui a l'habitude de dire que Walfadjri est une grande école. Donc forcément, j'ai pu bénéficier de cette école de Walfadjri. Lu ñu mën a jàpp moo di perte bu rëy Sénégal am na perte bu rëy foo ko nattu weesu na ko perte ci métier bi ñu nekk perte ci diine bi ñu nekk perte ci tarixa bi mu nekk parce que Sidy Lamine Niass ci fi ma mujjee am nga ne tarixa bi mbokk moo di tarixa Cheikh Ahmadou Tidiane te doomu kilifa la mu di maam Khalifa Niass di mag Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di doom maam Abdoulaye Niass kon bu ma nee tamit diine ji perte na lu rëy jullit piir la woon ba maa ngi dégg sànq ci ay témoignages ñu ne du korité bi wala boog du umra bi du aj bi yëpp màkk la ko defee bu mu ñëwee barki dem moo njaay yàggul kon kooku jullit piir la fi ma tàmbalee moom moo di ne maanaam journalisme perte nañu ñun journalistes yi Sidy Lamine Niass tey métier journaliste bu yeggee fii ci Sénégal mën naa la lu bëri c'est grâce à lui. nekk na tam ki nga xam ne taxawu na Sénégal ci combat yëpp mën nañ ko wax yow yàgg nga fi macha allah ñu la koy ñaanal tamit mais lan lañ mën a jàpp ci combat yi nga xam ne Sidy Lamine mën na ko fii ci biir Sénégal. mais jàppal 2011 Ousmane Ngom bu mu génnee arrêté bi xaw ma yaa ngi koy fàttaliwul de place de l'indépendance ñu ne kenn dootul manifester foofu il a tenu à manifester là-bas mais kooku mosul nangu injustice. des fois position dina tax sa ba nga ne waa kii dafa xaw a compliqué te compliqué wu mais nitu déggu la dafa am ay principe te du ci wàcc dana la nangul nag sa gëm-gëm ak sa dëgg et c'était un démocrate man mosuma liggéey ak moom mais liggéey naa ak ñu liggéey ak moom te ñu liggéey ak moom nee nañ ma fii école la kon moo tax ma jàpp ne man bénéficié naa ci école Sidy Lamine Niass kon ba ma déggee lii ak képp koo xamante ne journaliste nga dégg nga lii muy doomu réew war nga ñëw massawu waa groupe Walfadjri moo tax ma jóg ñëw ci d'abord sama turu bopp ak turu groupe Origine SA bi nga xamante ne ci la bokk li ko dalee président directeur général El Hadj Ibrahima Ndiaye ba ko ci gën a suuf ñëpp ñu ngi indi seen jaal di jaale groupe Walfadjri di jaale Sénégal di jaale mbokku Sidy Lamine Niass di jaale tarixa bi di jaale diine ci. tudd Didier Ama nekk animateur fii si kër gi yor wàllum émission Takarnasse 2h du matin 0h 2h du matin affaire bi lu ma si mën a témoin si Sidy Lamine Niass wax dëgg yàlla xol yi dafa tooy de trop nekk na koo xamante ni homme digne la nekk na koo xamante ni tamit homme de presse la moom daal c'est multidimensionnel fii ci Sénégal moom El Hadj Sidy Lamine Niass wax dëgg yàlla démb rek 0h 2h ma def naa émission mais affaire bi daf ma bett de trop daal lu moon compte sax na li dina mel après wax dëgg yàlla dañu lu mën a wax si moom rek mooy ku baax la ñun ñu liggéey ak moom nestour man Walfadjri mën naa wax ne maa nekk employé bu mujj ci rajo bi je n'ai même pas vécu ici 1 an et quelque ma ñëwee ak léegi yàggut mais gis naa colo bu nga xamante ni am naa ko fii ci kër gi Sidy Lamine daal lu ma ko mën a wax mooy nekk na koo xamante ni ku jaar si ay loxoom da nga am beneen visage boo xamante ni du bokk ak bu nga yoroon te bu ñu fi nekkee depuis léegi ay 10 mois lañ mën a wax mais am na lu bëri loo xamante ni nekkoon na si ñun te changé na ngir lu ñu gëdd bu ñuy jox ak liggéey yemuñ sax si wàllum animation kese dañu jàng li nga xamante ne lépp matière yi dañ koy jàng soo jógee sa heure da ngay wàcc si terrain bi travailler comme journaliste en tant qu'animateur wax dëgg yàlla dëgg na koo xamante ni ñun ñàkk nañ Sénégal ñàkk na ku rëy ñàkk na patrimoine ci Sénégal bu rëy lañ ñàkk nekk na koo xamante ni wax dëgg yàlla presse bi ñëpp ñoo ñàkk kon dañ koy jaale tamit kilifa diine yi ak groupe presse yi ak ñëpp ñi nga xamante ni tey ay fan cycle surtout ma fan cycle Walfadjri wax dëgg yàlla démb rek maa ngi koy wax sama émission ma sant benn affaire ne démb man daal sama émission te daal dafa xaw a doy waar te émission bi dafa demoon amoon benn affaire tey daal bu mu demee moo tax bu ma ko déggee rek laa xam ne non mbir dara du réer quoi kon wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal fu mu jëm yàllam daax fu mu jógee te kër gi nga xamante ni bàyyi na ko fi mu Walfadjri yal na yàlla wuutu ko ay bàyyi ko ay loxo yoo xamante ni dañ ko mën a taxaw comme ni ko wuutee loolu daal lañ ko ñaan bu baax a baax. Pape Ndiaye chef du desk actualité Walf Quotidien. waaw tiis bi day wax dëgg yàlla askanu Sénégal ñoo ñàkk koo xamante ni da doon taxaw askan wi da doon waxal ñi nga xamante ni ñoom ñooy am dund ay jafe-jafe te mënuñu wax bañ dégg leen ngir maanaam ñu yeggale leen seen baat saa su nekk rek ñun ñi nga xam ne ñun ñooy taskatu xibaar yi doon liggéey ak ñoom lim ñu doon fàttali saa su ne mooy li nga xam ne moom mooy ligne éditoriale Walfadjri muy la voix des sans voix bu weesoo loolu tamit presse su Sénégal ñàkk nañ ndaxte Sidy Lamine Niass taxawaayam ci presse bi ñëpp tegoon nañ ci seen bët nekkoon na koo xamante ne contribué woon na ci formation journaliste yu bëree bëri ba tax na amul benn ëttub taskatu xibaar booy dem tey lu dul ne di nga fa fekk ay journalistes yoo xamante ne Walfadjri lañ jógee mu nekkoon tamit koo
xamante ne da doon taxaw bu baax a baax ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes journalistes yi kuréel gi nga xam ne sax moom mooy convention des jeunes reporters daan nañu taxaw bu baax a baax doon ñu jàppale doon ñu gunge ci mbooleem ay taxawaay yoo xamante ne dañ ko doon am maa ngi fàttaliku sax ci jamonoy président Astou Mbène Kane am na ci benn prix bu ñu ko joxoon meilleure entreprise de presse kon loolu li muy tekki ak li muy wane mooy taxawaay bi nga xamante ni moom la Sidi Lamine Niass musoon am bu weesoo loolu tamit ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko jege woon doon liggéey ak moom xam nañ ne ku daan défendre liberté d'expression la ku daan taxaw défendre li nga xam ne moom mooy liberté de presse la maa ngi fàttaliku sax amul benn émission boo xam ne da nga koy def di ko invité lu dul ne du ngeen amul def briefing amul da nga koy wax questions yi déedéet day ñëw découvrir questions yi en même temps que le public donc loolu li muy wane rek mooy importance ak njëriñ bi nga xam ne joxoon na ko liberté de presse ak liberté d'expression ba tax na kon tey jii nii ñàkk bu mag la effectivement waaw bu weesoo secteur presse bi ñu ko xamoon tamit wàllum diine gi moom daf ci doon yëngu bu baax a baax maa ngi fàttaliku sax livre yu bëri yi nga xamante ni génne woon na ko ak tamit collecte œuvre ki nga xamante ni moom di maamam di maam Khalifa bi nga xamante ni mi ngi ko doon def ci jamono yële kon mën daal mën naa ne kon askanu Sénégal ñëpp ñoo ñàkk du ñun rek presse bi waaye tamit kër fa kilifa diine itam ñàkk nañ mboolem askanu Sénégal daal ñoom ñoo ko ñàkk tey وذلك هو الفوز العظيم